mbokk internet ju Seneweb jërë ngeen jëf amati nañ mbégte janoog yéen tey tolluwaay mi ngi dalal Souleymane Jules Diop moom mooy ambassadeur bu Sénégal sa UNESCO di banqaasu mbootaay xeet bi nga xam te ni moom moo yitewoo wàllum njàng wala bokk yar ak tamit science xamtu wala xeltu ak tamit mbirum caada ak yeneen yu ni mel Souleymane Jules Diop am nañ mbégte dalal fii Seneweb. kontaan naa ci li ngeen ma dalal fii tamit. maa ngi koy wax sama ndorteelu kàddu yow yaay ambassadeur bu Sénégal sa UNESCO mën neen xam lan mooy sa taxawaay foofu UNESCO bu ñu xamee ne itam dafa yitoo wàllum éducation science ak culture waaye dëgg-dëgg taxawaayu Sénégal bi ngay incarné foofu di ko représenté si UNESCO lan la làmboog lu mu wund. waaw Sénégal kàddoom ci àdduna dafa yàgg booy seet sax dañuy wax Senghor diplomatique yooyu waaye Sénégal bi ñu dalee yëngatu ñu di ñu dégg di ñu xam sori na lool dem na ba ci états généraux yi nga xam ne moom moo topp ci révolution française ba nga xamee ne Sénégal dañu amoon délégation yóbbu cahier de doléance bokk ci tamit fonctionnaire sénégalais yu nga xam ne wër na àdduna wërngal ci jamonoy colonialisme ak yooyu dañ leen a soxla woon fu bari ñuy dem ñu mel ne ñoom Lamine Gueye ñi juddoo Soudan ñu mel ne ñoom Blaise Diagne ñi dem ba liggéeye Madagascar ñu am les premiers intellectuels noirs wax dëgg yàlla les premiers agrégés ci wàllu mathématique ci yeneen wàll ñu xam ñu ndax liggéey yu nga xam ni dëgg la Senghor defoon na ko waaye ñu mel ne Cheikh Anta ak yooyu donc Sénégal dañu respecté ci àdduna bi bokk wees nag gën cee am solo li nga xam ne def nañu ko ci UNESCO maa ngi koy wax ci suba dañu am koo xam ne wax dëgg yàlla sunu papa la muy Amadou Mahtar Mbow muy directeur boo xam ni dafa bàyyi empreinte am ci UNESCO boo fa demee ba tey boo nee Sénégal ñu ne la Amadou Mahtar Mbow ndax def na fa 13 ans liggéey fa liggéey boo xam ni ñëpp a ngi koy fàttaliku boo demee ba xool UNESCO nu mu toll ndax UNESCO daanaka dafa tënk lépp lu nga xam ne domaine activité nit la muy wàllu njàng éducation muy wàllu science muy wàllu culture muy wàllu sport wàllu wu ne donc réew yëpp daanaka daje fa ñaari réew rek ñoo décidé at yële passé génn ci ndax protester ci benn dëkk boo xam ne benn état boo xam ne dañ koo admettre waaye Sénégal yi tamit présent ci àdduna bi ci lépp loo xam ni mu ngi jëm ci wàllu xeex jàmmaam ñun ñooy 7e contributeur ci àddina bi ci wàllu troupe yu nga xam ne maintien de la paix la ñuy def dox jàmm taxaw pour jàmm suñuy commissaire ñu ngi partout suñuy gendarme ñu ngi partout suñuy soldat ñu ngi fu ne dañ ñoo déglu ba noppi respecté ñu itamit ci àddina bi ndax loolu donc baat boobu nga xam ne ñeneen defoon nañu ko dama dem seeti président Abdou Diouf mu ne ma Souleymane ma ne ko naam mu ne ma 62 la ma président Senghor njëkk a wax waxi dem bàyyi nguur yi 62 mu ne ma bi mu ma nee dafay bàyyi dama ko laaj lan la bugg a def mu ne ma moom rêve am mooy nekk ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO mu ne lii président Senghor moo ko wax donc poste en 62 jamono jooju déjà donc poste boobu poste bu am solo la poste bu am importance la te Sénégal la ñu fa nekkal te c'est parce que Sénégal dañu ko respecté lool ci àddina bi respecté suñu kàddu loolu nag moom lañ fay jéem a wéyal bi ma demee ma gën koo gën a renforcer ci wàllu suñu présence ci organe UNESCO yi ci wàllu suñu présence ci conseil exécutif fan yi xam nga ne Sénégal jël na vice présidence réew yu nga xam ne ñooy xeex contre le dopage ci àddina bi Sénégal mooy vice président te mois de mars wala avril décembre lañ ko waroon di def dàq nañ ko ñun ñooy accueillir sommet bu nga xam ne àdduna bi yëpp fay dajee ci yeneen wàll coopération ci wàllu ndox Sénégal mooy accueillir sommet bi nga xam ne ci wàllu ndox rek lañ ko jagleel ci atum 2021 donc domaines yi bari na lool yi nga xam ne ñu ngi ci intervenir ñu di ñu dégg ba ci wàllu diine ak yeneen parce que UNESCO lépp lay dox daanaka ci li nga xam ne moo soxal àddina bi tey multilatéral nag dañu toll foo xam ne dafa xaw a sooxe ndax yëg ngeen yéen ñëpp problème yi nga xam ne am na ci àddina bi ku ne di wax sama bopp d'abord sama bopp ma gënal wala sama réew ma gënal wala nii wala naa mu am donc crise boo xam ne crise multilatérale la réew yi ni ñu daan jëflante ñu bëri dañu ko seetaan
boo gisee Europe ñu ngi wax Brexit, yeneen réew yi di wax ne léegi ñoom sañ nañu kenn dootu leen waxati nu ñu war a defee affaire droit de l'homme ak yooyu. ay démocratie yoo xam ne démocratie yu yàgg lañ, démocratie moderne bu gën a yàgg ci àdduna bi tey boo fa demee ñu ngi wax waaw élection yi jaarul yoon dañu ko luubal ak yooyu. donc àdduna bi dafa toll foo xam ne maa ngi koy wax depuis deuxième guerre mondiale nga xam ne téeméeri millions ngi nit dee nañu ci lu ko mat ba léegi am nañu lu toll ci téeméer ak juróom fukki guerre yoo xam ne am na ci àdduna bi ak ay génocide bu nit ñi dul waxtaan àdduna bi dafay tas. yaa ngi koy junj sànq junj nga mbirum diine junj nga tamit mbirum mboor wala sax mbirum culture waaye dafa am loo xam tamit xewoon na fi temps yee par exemple France bi nga xam te ni président Macron yëkki na ay kàddu wax ne dañuy continuer di caricaturer am na ay réaction bu mu juróon ci France am na ñu doon déplorer le silence du président Macky Sall si wàllu woowule yow en tant qu'ambassadeur bu Sénégal si UNESCO ndax am na ay actes yu nu mëne ak tamit yow ban regard nga porté si loolu. man sama position mooy position bu mës a nekk position président Macky Sall ci lépp lu nga xam ni méngoowul ak sunu aada méngoowul ak sunu diine méngoowul ak lu nu gëm fépp fu ma taxaw ak président bi mu nekkee président ba tey muy ci Union européenne muy feneen dafa fexe ba nu dégg ñun lu nu gëm ba noppi wax ñun lu nu gëm wax luñ mën a nangu ak luñ mënta nangu ci fu mel ne UNESCO yi tamit looloo fay am man amuma sama kaddu man kaddu président laa fa yor kaddu Sénégal laa fa yor baatu Sénégal laa fa yor donc lu Sénégal rek wax rek la ñuy wax jamono ju nga xamee ne waxtaan yu mel noonu nit ñi indi nañ ko fa yi tamit loolu la ñu wax ñu respecté ñu ci parce que dañoo wax ne que adduna bi dafa toll foo xam ne il faut que nit ñi ñu respecté ngëm-ngëmu ñi nga xam ne bokkuñoo ak ñoom parce que pays occidentaux yi nu muy doxee lu ci bëri ci évolution bokkut ak ñun lu ñu gëm am na yeneen lu ñuy wax droit des minorités ak yeneen yoo xam ni ak ñoom ni ñu gisee liberté boo xam ne mooy liberté d'expression dañu wax ne liberté d'expression mooy lii mooy laa ñun ñu wax ne ñun dañu am sunu diine dañu am sunu yonent dañu leen a fonk du nu nangu sunu diine nit ñi di ko foowe di ko caaxaane waaye loolu moo mas a nekk li Sénégal muy voie de la sagesse muy voie boo xam ne dafay àdduna si il faut que nit ñi buñ buggee base pour nit ñi déggoo il faut que ñu respecté wante et fu ñu toll di dox jàmm jooju nag moom la Sénégal mës a dox ci àddina bi jéem a fexe ba ñi àndul mën a ànd loolu rek la ñuy dox foofu. waaw casquette ambassadeur bi waaye amoon na lu ko jiitu muy casquette politique bi ñoom ñaar nan nga leen di mëngale bu ñu xamee ne wàllum diplomatie dafa laaj benn maandute yenn wax yi doo si dugg loolu pour équilibre boobu nga mën koo gérer nan ngay def ndax yomb na si yow. équilibre bu difficile la ñaari at a ngi nii waxuma ma noppi daanaka biñ jugee élection ba léegi maa ngi gëj a wax le 31 décembre dama demoon 2018 dama demoon ci plateau benn télévision fii pour défendre sunu programme bu ñu jugee ci loolu ma ànd ak président ci campagne mu yóbbaale ma nekk ak moom ci wàllu communication bu ñu ci paree nu former gouvernement li yàlla di def ak président ni mu xalaatee composition gouvernement am boolewu ma ci mu ne ma dama am liggéey boo xam ne da nga ko war a def bitim réew te wóolu naa la ci balay lu booba nag wax dëgg yàlla li ma mus a sant fexe naa ba mu kontaan ci parce que man dama bëgg ko ma wax bravo moo waaw góor dafay sedd sama xol waaw góor ku ma ko wax dafay sedd sama xol moo tax bu ma di dénkee liggéey dama ci dee donc mu ne ma demal bi mu ma nee demal ba léegi tamit lu ne maa ngi koy jéem pour rek baatu Sénégal mu gën a jëm kaw mu gën a yëkkateku image Sénégal yi tamit nit ñi gën koo respecté ci loolu laa nekk guddi ci loolu laa nekk bëccëg léegi ambassadeur comme ni ma koy waxee parce que léeg-léeg du ñàkk nit ma nekk France nekk foofu nit woo ma ne ma dañoo bëgg nga wax toujours nit ñi wax ma ko waaw yow mii sollicité nga ma au début ma ne non parce que sama waajur moo tawat loolu ma indi waaye avant tout citoyen laa yi tamit sénégalais laa
léeg-léeg ma gis loo xam ne xëy na mën naa koo leeral nit ñi mu gën a leer, mën naa koo xamal nit ñi ñu gën koo xam. Bon, am na risque toujours nga wax, boo waxee nit ñi interpréter nii, am ñu mu neex am ñu mu naqadi, waaye loolu mënta ñàkk ci àddina. mënta ñàkk boo dee wax, il faut nga am ñi nga waxal ak ñoo xam ne itamit gisuñ seen bopp ci biir. waaye li nga xam ne pour man moom mooy le cœur du discours, mooy li nga xam ne moo soxal Sénégal, moo baax ci Sénégal, moo mën a jëmale Sénégal kanam. waaw ñu wax ci wax jooju bañ a wax polémique politicienne. voilà léegi mën nañ see xuus sax laata ñuy wax si wàllum koom, relance économique beeg Covid 19 bi nga xam te ni tamit mi ngi amaat doole Sénégal. nga jàkkaarloo sunu naataango Babacar Fall xibaar na président Macky Sall ak Khalifa Sall gise nañu muy loo xam ne ni jur na coow lu rëy. gise boobu seen condition la amee ak si ban période la am. waaw gis naa ñu weddi. te man wax dëgg yàlla dama ko waxaale ci wax jooju taxumaa wax, dama ko waxaale ci bi ñu ma laajee exemple ma wax. dama am respect ci Khalifa, dama am respect ci moom parce que nit ku baax la, donc bugguma polémique, duma polémique ak kenn. Sénégalais yi dinañ xam du yàgg li ci ne ak li ci nekkut. weddi nag bettuma, parce que jàpp naa ne xëy na ñiy weddi mënuñoo def leneen lu dul weddi sama wax. waaye Khalifa Babacar Sall xam na, man xam naa, doy na ma. gise boobu nañu gis li ci jëm, gis nañu ay nit ne waaw diw ak diw gis masuñoo gisee, après ñu dellu si ne waaw gisee nañu waaye lii la woon. waaw ñii ne waaw ñun bokkuñu gouvernement, ku ci duggul sa bopp nga ci duggal, ëllëg sañu ne waaw gouvernement baa ngi nii. donc dérangé wu ma, dugguma ci polémique, du ma polémique ci loolu. gise boobu c'était avant. te loolu détail la ci lu bëri li nga xam ne vraiment comme ni ma ko waxee, lii nga xam ne moom moo ci am solo mooy président dafay waxtaan ak nit ñi, dafay waxtaan ak opposants yi, dafay waxtaan ak ñi nangu waxtaan, parce que boole sénégalais yi moom la ci jublu. bi ñu ma laajee keneen ndax dafay waxtaan ak moom dama ne du ma fen, xamuma ci dara, waaye bii may wax moom wóor na ma, te ñii ma koy wax ñii ma ci tudd xam nañ ne am na, du ma fen. gise boobu avant 24 mars bi ñu génn la. non c'est avant et puis avant Covid 19 c'est avant, bien sûr. Et puis dans le cadre de discussion boo xam ni vraiment waxuma ko pour yàqal Khalifa, wala au contraire moom xam na ne am na. léegi lii ci kanam rawut suñu bët. ñu ngi wax jamono ji benn projet de loi d'amnistie boo xam day laal ay crimes financiers et économiques yoo xam ne ni mën na nekk en faveur de Khalifa Sall ak Karim Wade, ndax loolu bokkoon na si waxtaan bi. duma la wax waxtaanu biir bu président, duma la wax contenu waxtaan. li ma la mën a wax mooy les peuples dañu inventé fàtte, dañ ko inventé ba noppi dugal ko seen dispositif constitutionnel, ñu tuddee ko amnistie. Actuellement aux États-Unis wax joojoo fa ne le pardon, parce que dañoo jàpp ne léeg-léeg nit ñi dañu ne pourquoi le pardon américain yi ñu tontu because the country must go on, ndax dañoo war a jàll ci leneen. président dañ ko jox prérogative boobu pour que buñ ci tolloo ñu fàtte li woon démb jàll ci kanam. France bu ñu deful woon loolu, bu ñu jógee guerre bi, y avait 250 000 personnes yoo xam ni dañu wax ne collaboré woon nañu, commencé woon nañu di leen rey ba mu commencé am ay exécution sommaire. guerre laa la wax, ñu ne déet lii mënta jëm kanam, nañu seet leneen, parce que bu ñu duggee ci lii réew mi du ci mucc. te jàmmu Sénégal moo gën loo gis, parce que suñu jàmm mooy suñu capital premier. nu wax ne président gagné na waaw, waaye dafay waxtaan ak nit ñi. pourquoi ça gêne, pourquoi muy déranger que président de la République mii jiite réew mi mu woo ay opposants ñuy waxtaan pour déggoo ci ay mbir? loolu xawma lu ci ay.
amnistie mi ngi si bokk na si ay projet président Macky Sall mu amnistie ay crimes économiques et financiers en faveur de Khalifa Sall et Karim Wade. damay encourager président de la République bu ma ko mënee bu mu mënee permettre waxin boobu lépp lu nga xam ne mën na koo def mu tax ba réew mi gën a dal mu def ko parce que loolu mooy cëram yàlla da koo teg fu mu ko teg jox ko doole ji mu ko jox ko moyen yi mu ko jox pour que bu baale jotee mu mën a baale ñu jàll ci leneen parce que réew mi daf koo soxla réew mënul dëkk ci tension ak fitna c'est impossible benn réew mënut a tenir ci fitna ak tension permanente bu ñu ko defee du ñu jik te du loolu la ñuy jàngale xam nga autour de ce débat là en réalité il y a pas qu'un débat politique dafa am ñoo xam ne saay bu ñu yeewoo ci réew mi ñu ngi dox diggante nit ak nit pour bu ñu juboowul woon ñu juboo bi Macky Sall ak Ablaye Wade di gisewaat di juboo ci jumaa lañ ko defee. waaw mais mu am kilifa diine yu doog. mais soxla na parce que dañu wax ne que Sénégal dafa ko soxla loolu rek la amul leneen. voilà xam nga boobu xam nañ ne si jumaa la amee ñëpp xam nañ ne ñëpp gis nañ ni mu demee mais bii ndax Souleymane Jules Diop moo fekkee ndax Souleymane Jules Diop daf see dox. loolu tamit même boo waxul ba boo génnewul ay xibaar si ni ñu waxtaan ñu naan mais bëgg nañoo xam ndax da ngaa fekkee ndax da nga see dox wala bu ma fekkeewul woon du ma wax bu ma fekkeewul woon du ma wax bu ma fekkeewul woon du ma wax. pourtant am na ñu nekk si ay ñooñam yu génn weddi ku si mel ni Moussa Taye génn na benn bataaxal wax nga ma ko waaye li may wax nii man la ak Khalifa ak xëy na président de la République jarul polémiquer parce que polémique bi nit ñi wut bay dem bay saaga man duma ci fekk parce que dama respecter Khalifa encore une fois waaye xam na yàlla xam na. te Khalifa du ko weddi. normalement déedéet. ndax loolu mooy expliquer son silence. damay wax loo xam ne dafa ci wàllu sama conviction personnelle la man je trouve que Khalifa nit ku baax la du nitu ay xëy na am nañu ko bëggoon a dugal ci polémique wala ci xeex wala ci combat boo xam ne niruwut Khalifa du façon boobu ba may xam Khalifa mooy jamono yi may xam ñoom Pape Babacar Mbaye nga xam ne Moussa Taye mii ci gune yu nekkoon ci wetam la woon waaye Moussa Taye xamul loolu xamu ko fekkewu ko man du ma waxantu du ma noppi 2 ans ñëw di waxantu voilà dama doon jàll noonu rek mu am wax joo xam ne amul benn préjudice pour moi c'est sans conséquence waa ji laaj ma noonu ma wax ko ci lenn ci yu nga xam ne dafay am après nit ñi weddi ko après mu ne fees ne jaxran ñu gisandoo ko donc jarul polémique ndax du indi njàqare si yow bu nekkee ne jamono ji gisanteeg président Macky Sall sax ñu bëri mënu ko assumer mel ni gisanteeg président Macky Sall day tekk leneen waaw xam nga Abdoulaye Wade 1991 la dugg ci gouvernement nekk ministre d'État waxtaan woowu mi ngi commencé 1985 ci Popenguine ba 91 ay nit di ci dox ñoom Famara Ibrahima Sagna di daje fii Yoff ak ñoom Ousmane Ngom mu doog a aboutir tëju waxtaan tëju diisoo yàgg na am ba mu dem ba sotti nit ñi di ko doog a yegg loolu dara nekku ci y a aucun mal ndax xëy na am na ñoo xam ne buñ ko yëgee waxtaan wi du àgg wala waxtaan wi mën naa yàqu am na yoo xam ne ci kanami kilifa diine lay amee dafay am ñoo xam ne ñoom ñooy nekk garant échange yeeg yooyu waaye loolu dara nekku ci de. yaa ngi wax 1991 bi président Abdoulaye Wade di dugg ci gouvernement président Abdou Diouf nekk fa ministre d'État auprès du président de la République dafa dàqoon kii yoroon journal Sopi ba pare sax dàqaale le secrétaire national en charge de l'information du parti parce que dañoo xaatimoon benn bataaxal boo xam ne nii c'était trop critique à l'encontre du régime en place jamono jooju
jamono di dox ba tey ji président Idrissa Seck ak président Macky Sall président Idrissa Seck ne comme mburu ak soow ñoom ñaar Déthié Fall yëkki ay kàddu yu ñagas président Idrissa Seck tekki ndombal tànkam si vice présidence bu parti Rewmi sunu pratique politique mooy tax lii woon démb di ñëwaat. wala man Rewmi ñu ci bëri samay frère lañu samay rakk lañu samay xarit lañu je pense que Déthié bi muy ñëw foofu booba man sama collaboration ak Idrissa jeexoon na wala demeetul woon noonu waaye dafa am ci ñoom ñoo xam ne dañ doon dem ci réseaux sociaux yi di ma attaqué rek bis ma ni leen def leen ndànk ndax ki ngeen nekkal maa leen ko gën a xam bés buy dem di waxtaani du ngeen ko yëg ma wax leen lii moo tax am na ci yoo xam ne sax laminam dafa fakkatalu ndax dañ ko woo ci suba mu ne dara amu ci du dëgg ci ngoon si lëf li am loolu am donc politique dafa am kilifa diine bu mag a mag bu ko mas a caractériser ba noppi résumé ko nee na du ëmb dafay xëy rek wasi ñëw waa di eggali donc lu bëri daal tey lu ci ba noppi xam nga ñaan rek Sénégal gën a am jàmm lépp lu fi nit di dox muy lu nu gis ak lu nu gisul yar na jur jàmm ci réew mi te yàlla na jig réew mi point. ndax ñëw président Idrissa Seck ni nga ko waxee ni apparemment bettu la mais bettu na lu baree bari si askan wi bettu ma lu tax bettu la parce que xamoon naa ko yëgoon nga waxtaan yi xamoon naa ko wax dëgg yàlla xamoon naa ko te pourtant président Idrissa Seck yëkki woon na fi ay kàddu ne fasatul woon yéene loolu politique la rek politique ñi xuloo tey ñooy juboo ëllëg moo tax bu nit ñi def kii noonu da nga ciy def ndànk tamit politique mooy loolu lu ne xoolal Ablaye ak Macky Sall lu ne xew na fi ba ay kaddu jug yoo xam ne doy na waar yu doy waar waaye fu mu mujjee baale xam nga réew mi ma wax la yow xale nga xam nga luy dëgg bu ñu yeewoo bu se suba bu ne xam nga lu ñu war a yendoo jéggalu ak jéggale ku ne di balu di baale ndax boo yeewoo suba ba ngoon di nga tooñ koo xam ni di nga tooñ sa borom ba nga tooñ sa moroom te bu la ko yàlla baalul du baax ci yow te ñun ñëppay tooñ nag ci tooñante la ñu dëkk ci politique la ëppee politique dafa am violence verbale léeg-léeg nit dina wax loo xam ne sax mera ko defloo waaye du lu mu gëm wala bu ëllëgee mu rëccu ko am na ñu fi wax nañu fusiller Ablaye Wade boo leen laajoon tey duñu ko waxat nañu fusiller Abdou Diouf boo leen ko laajoon tey duñu ci dellu waaye njàngum àddina la rek njàngum àddina la te ci la nit ñi dëkk yaa ngi junj Ousmane Sonko ku yaakaar ne am nga ci xam-xam ba mën nga cee mucc rek yaa ngi nax sa bopp waaye da dina doon mbetteel bu rëy si askan wi bu li nga wax tey ji si Khalifa Sall président Macky Sall ñu déggoon ko si Ousmane Sonko président Macky Sall ah lu tax parce que position bu du woon na ko mu dem seeti ko waaw mais Covid bi la woon loolu waaw waaye leneen mën naa xew xam nga bu ñu demee ba ne Idrissa dafa tàmmoon di ñu ko wax di cité américain yi bu ñu demee ba ne l'intérêt national d'abord national interest first bu ñu demee ba tollu foofu considération politique dafay effacé wu sa ambition personnelle dafay effacé wu Sénégal moo lay tax a jóg moo tax Sonko bi ko Macky Sall woowee président Macky Sall woowee mënta woon a wax déedéet parce que li ne woon sunu kanam la lu soxal Sénégal yépp muy mbébét donc looloo tax ba waxtaan dafa war di am toujours saa su ne ci diggante homme politique yi homme politique bu wax duma waxtaan man ci Ablaye laa ko mës a njëkk a expérimenté gis ko bu doon dem fekki nit waxtaan
mooy tax ba kenn du nekk président. Abdoulaye Wade kon du nekk mukk président. Abdoulaye Wade maa ngi fàttaliku 98 dañu ko sonal février 98 ba mu tenir fii le 7 février mu tenir fii parc Amazout meeting ñu fexe forcé ko mu génn ci gouvernement bi. bon mu ngi woon ci gouvernement bi lu ko dugaloon ci gouvernement bi 93 xeex nañu fi reyante ba juge dee fi ñu rey fi juge. xam nga loolu amu fi ba ñu rey fi juge ñu dellu ñoom dem waxtaani ne na ñu juboo moo gën parce que amaana bu ñu njëkkee woon ci waxtaan ak juboo kon musiba boobu du am te am na donc bi Ablaye Wade di dem à chaque fois dañ ko doon wax ne que da ngay discréditer sa bopp da ngay yàqal sa bopp lii day tax ba nit ñi dootuñu la wóolu lii day tax ba doo nekkati président daf ko taree nekk président parce que yàlla mooy def président da nga koy gëm baa gëmoo. kon exclure suba président Macky Sall ak Ousmane Sonko tasewaat. dama wax ne dafa am ñaar ñu war a daje ku bëgg a waxtaan ak ku bëgg wuyu waxtaan. ku bëgg offre de collaboration ak ku am demande de collaboration ñaar ñooñu ñoo mën a daje ñu waxtaan juboo am Ousmane Sonko xale la mi ngi jàng politique xarañ na. am na engagement kenn mënu ko weddi mais mi ngi jàng politique parce que politique kenn du ko jàng école kenn du ko jàng université politique àddina moo la koy jàngal ci sa njuumte erreur yi ngay def di reprendre sa bopp dal na ko dalaat ko dina ko dalaat encore ci àddina mais li nga xam ne moom la politicien war a àndal toujours mooy humilité nangu ne xamoo lépp nangu ne mënoo lépp waaw loolu ku ko amul doo sori ci politique. Malick Gakou la moo ko teree dem ba tey. xamuma ko. gros poisson bi ñu doon wax ne que président. xamuma ko xam nga président mi ngi waxtaan ak ay nit encore une fois mi ngi waxtaan ak ñëpp comme ni ma la ko waxee c'est-à-dire que mi ngi waxtaan ak ñëpp. président Malick Gakou si la bokk. président mi ngi waxtaan ak ñëpp ci la ñëpp bokk maintenant discussion. mën naa aboutir mën naa bañ a aboutir président mi ngi waxtaan ak ñëpp président exclurul kenn dafa ne il tend la main à tout le monde te man Souleymane Jules Diop man saa su ma nekkee ci weti Macky Sall saa su ma boolee ci mbir damay góorgóorlu pour que président de la République bu ma ko mënoon bu ma ko sañoon ñëpp ànd ak moom sans exclusif ñëpp ànd ak moom loolu laay wutuma leneen donc bu ëllëgee bu mënee nekk ak Sonko mu nekk ak Sonko alhamdulilah xeyrul gannaaw ay jàmm gën loo gis parce que jàmm ci la lépp xëy voilà mais je sais que je ne crois pas non plus d'ailleurs et loolu moo tax ma optimiste yaakaaruma ne opposition bi c'est une opposition viscérale radicale boo xam ne waxtaan xaju ci loolu amul ci àddina ku la wax ci politique ne man du ma waxtaan ak diw man du ma wax ak diw nii diw naa dafa xamul lan mooy politique. mais ndax politique tam laajul carte bu leer ci wàllu ñu am lisibilité bu leer. ci wàllu calendrier républicain par exemple. mais si local yi dàq nañ ko dàqaat ko ba tey ji xamuñu kañ lañ koy teniraat. waaw mais loolu à chaque fois acteurs politiques yi ñooy daje ne ñun lii lañ bëgg ne ñun lii la ñu bëgg ne ñun lii la ñu bëgg nit ñi d'accord ci. à chaque fois Sénégal moo mel noonu Sénégal moo bindoo noonu depuis 1992 lépp lu jëm ci wàllu élection dañu ciy waxtaan diisoo ci nit ñi d'accord ci ñu ànd fii tamit am na loo xam ni d'accord nañ ci noonu la ñu koy defee. am na sax ñuy théoriser le demi-troisième mandat du président Macky Sall ndax dàq local yi dàq législative yi di ñëw ba sax mu entraîné ñu dàq présidentielle 2024 bi ba jëmi jamono mu jural président Macky Sall à défaut d'avoir un troisième mandat un demi-troisième mandat ndax yow thèse boobu noonu sa xel mën na koo nangu. man daal sama thèse mooy développement Sénégal mooy liggéey pour la jeunesse sénégalaise mooy yokkute sénégalais yi
mooy naataange Sénégal loolu mooy sama thèse. mais na nga expliquer le fait que dañu toll foo xam ni nit ñi dañuy cristalliser débat bi ci ay nit ñun yàlla daf ñoo may Sénégal boo xoolee sunu PIB par habitant daanaka mook bu Côte d'Ivoire ñoo yem te Côte d'Ivoire am na gaz am na pétrole 9 mois lay taw sur 12 ñun boo jógee fii boo xasee génn Dakar boo jëlee yoon bi di dem dans le nord désert rek ngay gis xeer rek ngay gis ak kekk doo gis dara amuñu dara gerte la nuy bay Casamance la nuy xaw a bay tuuti di def ay fruits lii jàmm ji fi ne ak waxtaan wi ñuy jël temps di ko waxtaan ci lépp loo xam ne dañ koy def ci di diisoo moom moo tax ñu toll foofu Côte d'Ivoire ak yeneen i réew mën nañoo leen comparer Sénégal tey PIB par habitant mu ngi nekk ci 3400 dollars 2018 laa wax 1992 mi ngi woon ci 1400 dollars. Côte d'Ivoire ñu ngi ci tolli 3800 dollars donc lu ñu ëppantee ba réewul. te ñoo ñu ëpp alal fuuf xam nga lu ko waral. dinañ si gën a xuus xam nga lu tax lu ko waral. yàlla daf ñoo may ba lépp lu bëri wala lu ëpp boobu dañu ciy waxtaan ba am na yoo xam ni amul ci réew mi ndax xaju fi. troisième mandat ndax mën nañ koo waxtaanee. lu ne mën nañ koo waxtaanee. mais constat bi mooy nit ñi mën nañ koo waxtaanee. li nga xam ne président wax na ko te ku ne mën na koo comprendre dafa gagné élection yi mu ne leen man mu woo ay nitam la ko waxu ko jàmbur ñi jàmbur ji mu neex nga waxtaanee. lu la neex am na ñu si waxee nenn ñi mu rëkk seen digg am na si ñu wax ne mën na nekk ba léegi ni kenn sanctionné leen. loolu tam na nga koy comprendre. déedéet président dafa wax ne ñi nekk ak man ma jox leen cër. ma jox leen cër ñi nekk ak man ma jox leen cër woo leen ni leen dama am mandat juróomi at sama mandat juróomi at dama cee bëgg a liggéeyal sénégalais yi ndax ci programme la nu ma fal bugguma ngeen nekk fi di waxtaanee succession parce que bu ngeen ci nekkee di ngeen tas sama gouvernement du ngeen liggéey dama bëgg ñu concentré wu ci liggéeyal Sénégal léegi ñii ànd ak man te ñoo am ambition yi ma am bëgg a nekk président bëgg maa remplacer gën na leen def ni man ni ma defoon loolu la wax. mais président bu fekkente ne yow Diallo da ngaa bëgg a waxtaanee troisième mandat lu ci président Macky Sall. mais fi may waxee mooy am na ñu nekk si ronam ñoo xam te ni wax ne si troisième mandat ne mënut a nekk ñu sanctionné leen. wala boog si ëllëg si ñu tekki son ndombal tànk coïncidence la koy constaté am ñeneen ñu ne mën na nekk ba tey ñu ngi seen poste. écoute li ngay wax ni encore une fois dama wax ñu nga xam ne président daf leen takkal ndombal tànk léegi li nga xam ne moom moo tax président di garder nit wala di ko limoger en général ñaare nit ñi dañuy juum ci cause bi ci li ko waral parce que am na nit dina xam ne ñu ngi koy waaj a génne rek mu génne wax jooju ñoo xam ne nga xam ne semaine prochaine xëy na bu conseil amee gaañi kii rek nga bu boobaa nag ñu ne moo tax loolu am na waxuma ne loolu rek la waaye loolu am na ci. gis nañ tamit bi ñu tegee gouvernement bu bees am na ñu bari ñoo xam te ni dal leen di tuddee ay ponkal ñu bokkoon APR ñu génn si gouvernement bi Amadou Ba si la bokk Mokhtar Cissé Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ba si sax soxna Aminata Touré bi nga xam te ni moom mooy jiite samay xarit rek conseil génnee la équipe sociale et environnementale ñoom génne sanction la wala. te liggéeyal nañu président te ba léegi ñu ngi ak président man nee naa la man ku mën a wax ne liggéeyu ma nag ku mën a wax ne Souleymane Jules Diop li ñu ko dénk liggéeyul ku ko mën a wax opposition bi sax sama rakk boobu nga wax Sonko bi ñu ko laajee dafa ne wax dëgg yàlla PUDC dañ leen a war a yokkal seen moyen ma pare président ne ma génnal fekk ma def 8 ans ci biti sonn gàddaay dafa métti étranger ma ne waaye moom moo ma woowoon ne ma xeex bi jeex na ñëwal ñu liggéey réew mi ma bàyyi li may def ñëw liggéey
juróom-ñaari at juróom-ñaari weer laa def bitim réew ci Canada juróom-ñaari at juróom-ñaari weer mu ñëw ma def juróom-ñaari at juróom-ñaari weer mu ne ma demal mais je l'ai bien pris ma xam ne fi ma jëm yàllaa fa ne donc àdduna noonu la tey dafay da ngay am lii suba nga ne ci leneen am na ñu dugg ci gouvernement bi ñu nga xam ni seen mérite la xëy na ak confiance président de la république jarul caalit mais nekk 5 ans ministre dafa bari nekk naa ko juróomi at am na ñoo xam ne nekk nañ ko juróom-benni at ñii juróom-ñaari at dafa bari li ñuy wax ne sax président dafay changer di changer du dëgg parce que booy seet diggante 2015 ak 2019 gouvernement changé wu fi daanaka on a gardé le même premier ministre depuis 2014 on a gardé le même premier ministre ba 2019 et puis on a gardé quasiment la même ossature gouvernementale ñi fi ne woon ñoo fi ne. mais soxna Aminata Touré moom kontaan si te wane na ko. ah président day ci li ma dégg moom sant na président remercier na ko ci li ma dégg. mais wax ko si kaw ñëpp dégg ko. comme li ma dégg remercier na président de la république. léegi comme dégguma ko mu wax leneen dégguma ko mu wax le contraire dama ci def attention mandu ci. militante la am na mérite waaye ñi ne ci biti masuñoo dugg am nañu mérite Seydou Gueye masta nekk ministre am département comme man maa ngi dégg nit ñi di wax wuy waaw ñi fi ne woon démb ñi fi newul woon démb non loolu du wax ñëpp liggéey ñëpp sonn pour président falu d'abord ensuite liggéey pour président faluwaat donc kenn jarta bàyyi ñëpp a jara sant ñi nekk ak président ñi nekkoon ak moom te tey nekkuñu ministre ñëpp a jara sant dama wax ne ku président teg ci sa wet ñu nekk dans un régime présidentiel comme bii ñu nekk ku président teg ci sa wet da nga war a dajale ay niti président boole leen unir nit ñi autour du président waroo taxaw di ne ñee fi nekkoon daaw ñee fi nekkul woon daaw ñee fi njëkk ñee fi mujjee loolu amul ci politique détermination ak engagement la ñuy fay waaye ki fi nekkoon daaw ki nekku fi woon daaw amul am na ñoo xam ne ñu ngi ci secrétariat national APR barki démb la ñu ñëw fekk ci président am na ñoo xam ne c'est des militants depuis 2008 xamuñu fu secrétariat national féete donc président mooy xool am ñii mu dugal leen am ñële dugalu leen donc loolu nañ ko bàyyee président ba noppi gëm yàlla gëm ne yàlla mooy joxe cër yàlla moo yore le destin des gens keneen yoru ko nañ ko bàyyee président nañ ko bàyyee te lu mu def ñu xam ne mooy li yàlla namm. d'accord léegi ñu wax ci relance économique bi parce que gouvernement bu bees bi mission bi gën a rëy ñu assigné ko moom mooy mu assurer la relance économique danoo jàppoon ne Covid 19 sax wàññeekoon na bu baax a baax mais contexte bi ñuy waxee tey jii Covid 19 yi mi ngi commencé mel ni lii ñëwaat ak tamit relance économique boobu buñ ko booleeg yeneen problèmes sociaux yu si mel ni la migration irrégulière ak yooyu ndax du gën a jafe liggéey bi. ah dina ko yàq du ko jafeel daf koy yàq Sénégal attanul loolu moo tax ñu war a def attention bu baax a baax yàlla suturaal nañu yàlla dimbali nañu ba li nga xam ne moo am miracle bu rëy a rëy la miracle la boo xam ni kenn xamul kenn mënu koo expliquer ñu am cas yu tuuti ba ñëw ba moins de 10 cas waaye léegi mu ngi yéegaat parce que yàlla moo buggul naagu yàlla moo buggul beew buggul naagu dañoo war a liggéey góorgóor léegi ci wàllu koom-koom nee naa la li ñu am ci PIB par habitant lu ñu réalisé 2018 mosuñ koo réalisé bi Sénégal di Sénégal ba tey parce que dañu toog depuis 2014 ba 2018 suñu moyenne croissance 6% la PIB PIB ñu ngi koy calculer boo jëlee valeur ajoutée yépp nga dajale leen nga dindi les dépenses intermédiaires mooy maanaam lu mel ne bénéfice mooy PIB ñu koy natt at ba at ñaata la yokk ci pourcentage
wala ñu jël PIB wala ñu jël consommation yi consommation des ménages ñu jël dépense des ménages dépense en investissement dépense publique ñu jël ko ba noppi yokku ci rapport bi nga xam ne exportation ak importation différence bi li mu jur waaye PIB mooy suñu nattukaay at yi ñu jóge yëpp Sénégal dafa am yokkute léegi yokkute boobu dafa nekk ne président ci PSE PAP 1 ak PAP 2 dafa am réforme yoo xam ne daf ko initier réforme yooyu ñu ngi ci lii daf koy tardel dafa am grand projet yi lii daf koy tardel Sénégal fi mu ne ñu ngi toll entre 800 et 1000 projets ci dëkk bi 800 et 1000 projets yoo xam ne ñu ngi koy réaliser mu ngi jóge ci tabax école wala tabax classe ba dem ci TER bi nga xam ne léegi nee nañu léegi mu pare mbaa BRT bi nga xam ne ñu ngi koy def donc liggéey boobu lii daf koy téye waaye bu ko téyee du ñu am koom-koom liggéey du mën a am il faut comprendre que le secteur des services fii au Sénégal moom mu ëpp lu muy employé plus de 40% des emplois secteur des services secteur tertiaire en général agriculture bëriwul lu muy employé donc secteur boobu mais ren moom nawet bi am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax ma ne mbay bi am na si yaakaar bu baax a baax waaw mais xam nga mbay mi baax na ndax nit ñi nañ lekk mais mbay mi dafa am erreur bu ñu ciy def dégg naa sama benn frère sax mu wax ne mbay mi moo mun a joxe liggéey non loolu amul fenn ci àddina bi boo seetee réew mu développé boo seetee la population active la part de population active qui s'adonne à l'agriculture ça tourne autour de 5%. Parce que bu réew développé ñuy bay du ñu bari ay machines ay bay ay avions ñooy arrosé def épandage secteur industriel au Sénégal du employé sax 15%. Secteur industriel lu ñuy woowee industrie manufacture ak industrie non manufacture boo ko boolee li muy employé bariwul donc le secteur des services là encore une fois li muy employé moo gën a bëri agriculture valeur ajoutée bi bariwul parce que bu fekkee da ngay bay gerte doo defar fii gerte gi diwlin bi nga kii ko fii mbaa ngay bay coton te tissu bi doo ko defaree fii mbaa ngay produire engrais ngay produire phosphate te engrais bi doo ko defaree fii amoo valeur ajoutée sa économie da ngay kii rek mais amul valeur ajoutée donc liggéey boobu moom moo taxaw te dañu commencé woon di relancer l'industrie dañu commencé woon di relancer des secteurs yoo xam ne c'est des secteurs importants ci sunu économie waaye bu avion yi taxawee bateau yi taxaw lépp taxaw li ñu war a indi pour liggéey mu taxaw nit ñi toog seen kër ñu ne leen sol leen masque bu leen génn mais musiba la te ci loolu la ñu jëm moo tax ñu ne na nit ñi def attention loolu la ñu wax. kon bu ñu kiiwul mun nañ delluwaat si ay mesures restrictives yi nga xam te ni moom lañ dundoon. ñaanuma ko parce que je pense que nit ñi aussi psychologiquement sonn nañ gis nga dëkk yu bari ci Europe sax dafa am ñoo xam ne dañu commencer di manifester ñaanuma ko parce que lu doy waar la. d'accord dafa metti ñu gisoo masque yi ku wéet rek da ngay dindi sànni parce que da ngay sonn. mais dañ ko war a def c'est-à-dire que dañ ko war a def ci délai boo xam ne dina tax ba ñu contrôler waat. pandémie parce que pandémie bi dul am na mais problème bi mooy contrôler ko parce que bañ koo contrôler mooy ñuy am cas communautaire yu bari yoo xam ne du ñu xam fu mu jógee ak ñii ñu gis ñan la ñu wàll. d'accord loolu mooy jafe-jafe bi. et économie Sénégal bu ñu jëlul ay mesures dina metti lool. voilà léegi dañuy dem si ponk bu mujj bi mi mbirum centre de redressement yi nga xam te ni dañ si tudd turu sëñ Modou Kara Mbacké ak li nga xam te ni gendarmerie wax nañ ko fi même bu nekkee l'enquête est toujours en cours nan nga observé mbir bi ak tam benn analyse nga si def. waaw du ma ci sori comme ni nga ko waxee parce que dafa am loo xam ni wàllu yoon la waxtu bi yoon moo jot comme yoon daf ci am loxo enquête am ci loxo ku ciy wax da nga ciy màndu. Donc li may wax principe lay doon
loo xam ne c'est d'ordre général. Sénégal dañu bëri ay jeunes dañu bëri xale 44% de la population amuñu 18 ans donc dañu bëri ay ndaw ndaw yooyu nag il faut ñu jàngal leen il faut ñu dugal leen l'école donc il faut ñëpp d'accord ñëpp ànd ñu ànd d'accord ne danoo war a jàngal suñuy jeunes dañ leen a war a tàggat dañ leen a war a former dañ leen a war a éduquer dañ leen a war a jàngal métier loolu gouvernement bi taxaw na ci jaar ci programme yu bëri yoo xam ne teg nañ ko maintenant dafa am loo xam ni pour man machine dina dox ba mu yàgg intention bi que nit ñi tegee mu baax ba mu yàgg mu am ay dérives loolu am na ci wàllu wu ne am na ci lu ne li nga xam ne moo ci am solo mooy ñu tirer ci ay leçons yoo xam ne dañoo war a fexe ba li ñu gis te nit ñi ñaawlu ko mu bañ a amati Sénégal mu bañ fee amati nag mooy ñëpp collaborer d'accord parce que gis nga ñu doon takk ay xale tànk di leen takk ay weñ ñi di leen dóor état bi ne lii warta am mu am kilifa yu jóg daan ne déedéet ñun lii lañu xam lii mooy suñu aada ak yooyu yaa ngi koy fàttali bu lii amee dafa laaj réflexion ñun Sénégal dañoo war a d'abord accepter xam ban façon état la ñu bëgg a édifier bu nu ko bëggee édifier ñu nangu ndax ñëpp a yem ci yoon ñëpp a yem ci traitement wala ñëpp a yemuñ ci léegi kooku nga tudd dafa am ñoo xam ni dañu umpule sama digganteeg moom. fa laa doon jëm sax ñu bëri danoo jàpp ne yéen ñaar dafa am ay diggante ñagas dañoo umpule sama digganteeg moom. kon danoo dox sa digg ak sëñ Modou Kara. xam nga suma ni la yow Diallo nit ku baax la du ànd ak koo xam ni ku bon la nga dem jël Diallo ku bon la nit ku bon la nga dindi ku baax la du ànd ak koo xam ni teg ko fële sànni ko fële loolu neex wax loo ma loolu lu yomb la waaye kooku pourtant dajale ay nitam wax ju garaaw ci sama digganteeg moom mais nit ñi dégluwuñ ko yëre yi may julle moo ma ko may. sëñ Modou Kara. waaw der bi may jullee moo ma ko may bi ma mujjee këram dafa yëkkati montre diamant dindi ko ci coffre jox ma ko ma ne ko sëriñ bi lii mënuma koo takk mu ne ma lu tax Souleymane ma ne ko bu ma ko takkee ñu ne sàcc naa alalu réew mi ma ne ko te loo ma may mënuma koo maye dama la koy delloo mu ne ma takkal ma ne ko bàyyil ma delloo la ko ma delloo ko mu yëkkatiwaat jàllaaba ji muy sol may ma loolu la ñu seex bàyyi seex moo ñu boole ci Daaru Muxti ma nekk xale kooku il n'est pas violent. ndax jàpp nga ne. il n'est pas méchant du nit ku bon du nit ku mën def lu bon. maintenant am na ñuy naan yëgu ko am na ñuy naan yow. non man xam naa ko dañu xam nga au fait man j'ai un défaut du may wax sama diggante ak nit ñi du ma koy wax parce que amul intérêt damay yoot dem guddi ñu waxante lu nuy waxante bi nga xamee ne aussi digganteem ak président war naa cee dox ma dox ci ay jéego bu subaa nit ñi waxati ma dox ci ay jéego digganteem moom ak président ma fexe ba mu doon diggante bu neex parce que ki ma booleeg moom moo rëy ci man te papaam la kooku il n'est pas mauvais il n'est pas méchant munu ko lenn laa mën a gëm bàyyi na ay nit am confiance ci ay nit ñooñu bàyyi ay dérives yoo xam ne yëgu ko loolu nangu naa ko vraiment bugguma woon sax def CD bi ma def mais dañ ma ci poussé maintenant lii am solo mooy lii bañ a amati li am solo mooy lii bañ a amati. am na ñu naan dafay wane lajj bu état bi lajj parce que bu ñu demee bay teg ay centre yu mel nii danoo jàpp ne que état moom moo war a motal lool wala boog buy joxe autorisation war na am saytu bi si war. waaw mais oui
oui mais li ñu war a xalaat kañ mooy état mettre na fin à quelque chose état arrêté na dara mais réew mi du réew mu yomb la jiite am na depuis bien plusieurs années ñu ngi teg lu ñuy woowee les daara modernes état bi di ko financer waaye dafa am ñoo xam ne dañuy résister réew mi moo naqadee réformer réewu Sénégal dafa naqadee réformer. waa PVD mooy parti Serigne Modou Kara am nañu jàpp ne que c'est des considérations politiques qui sont derrière ça. Serigne Modou Kara def na fi benn manifestation bu rëy indi fi mbooloo peut-être looloo tax li am. mukk jamais non jamais non nañu fexe ba man ci li ma gis bokk parce que léeg-léeg y a eu un phénomène d'amplification buy am ñuy yokk li ma gis dañuy fexe ba mu bañ fee amati buñ ko mënee empêcher ñu empêcher ko bu fekkee am na ba noppi aussi ñu fexe ba conséquences yi ci jeunes yooyu parce que jeunes yooyu il faut maintenant les prendre en charge au plan psychologique mais nous sommes tous responsables parents yi bàyyi seen doom yi ci mbedd mi du ñu sol tubéy du ñu sol mbubb nekk ci délinquance nekk di guinze nekk ci drogue ba nit koo xam ne intention mooy rek dimbali mu dem ramasser leen indi leen bugg leen a dindi ci drogue bugg leen a dindi ci sàngara bugg leen a dindi ci leneen bugg a def lu baax bugg a def dara ngir yàlla mu ne léegi xale yi ci mbedd mi di taxawaalu am na ci ñoo xam ne ci grotte yi la ñu nekkoon boori Anse Bernard ak boori Corniche Est fa la ñu dëkkoon ci ay grotte mu doon organiser ay mission di dem di leen génne ci grotte yi intention bu baax la maintenant boo amee ay dérives am na ay dérives il y a un responsable moral te moom la ñu tooñ sëñ Modou Kara la ñu tooñ parce que yàq nañu turam ci loo xam ne victime la si mbir mi mais oui parce que bu doon sagoom woyam rafet bu doon sagoom ñu tudd ko ci lu baax ci lu mu xam ba pare ay réaction yu pacifique la def boobu léegi kàddoom yëpp mais sëñ Modou Kara musuma dégg même bu ko nit tooñee même buñ ñëwee ne ko waaw Souleymane tooñ na la mu ne sama digganteeg moom xamu leen ko xaju leen ci Cheikh Amadou Bamba moomu booleeg moom xamu leen ko bàyyi génn leen ci te noonu laa gis muy doxaleeg ñëpp maintenant nit la te ni ma la ko waxee ñun dañu war di jéggalu di jéggale fu ñu toll parce que nit dafa am yoo xam ne nit rek lay daal te nit la maintenant waaye daal nañ ci tirer ay leçons nañ ci tirer les leçons ñu bañ a victimiser parce que booy wut ñu bañ a am des boucs émissaires parce que pour man les premiers responsables ce sont les parents parce que xale boo koy jàngal dara man daara laa màggee àllarba bu ne dañ may jox pot ma dem yalwaani te maa ci dugal sama bopp parce que maa am 3 ans di wër ci daara bi di déglu ñuy jàng ba sëriñ daara bi ne sama waa kër waaw mais may leen ma jàngal ko te du ngeen ma fay noonu laa duggee daara ba di ma doone waxambaane wàcc alxuraan donc xam naa li ci dara waaye bu ma jàngul woon école tey damay jàng ba doon xale bu góor am fukki at ak juróom-ñett ñu bàyyi ma dans la nature ma ñëw fii Ndakaaru di raxas oto mbaa di jaay gerte mbaa di agressé loolu problème formation mbaa ma dugg ci drogue bi moo tax ñu ne nañu def des daara moderne xale yi nañ leen génnee fi ñu ne ñu jàngal leen tàggat leen parce que loolu mooy développer réew jàngal leen diine waaye tamit adduna du leen raw mais xam nga jàngal leen diine jàngal leen xam-xam jàngal leen yeneen métier jàngal leen ñu am métier mooy permettre ñu éviter yenn yi waaye am sa doom nga dénkaane ko fàtte ko doo toog sax ñetti weer yu ne nga dem xool li mu nekkee ak naka lay dunde ak lan moo ko dal ak lu ko dalul loolu lu doy waar la loolu kan mooy responsable bi moo tax ma ni nanu fexe rek ba lii jeex fi képp ku nga xam ne da nga cee nekkoon
nga gis lu mel ni nga génn ci te ñu xam ne ñun Sénégalais ñun ñëpp am dañu am àq muy àqu bien-être Sénégalais bu fi yeewoo rek laaj na nga am tawféex laaj na nga am jàmm laaj na nga am naataange laaj na ngay ndékki ngay añ ngay reer ñun ñëpp ñoo bokk benn ndey bokk baay parce que ñoo bokk benn Sénégal bi donc bu ñu gisee scène yu mel ni mënoon naa nekk sama rak mënoon naa nekk sama jarbaat mënoon naa nekk keneen koo xam ne xam naa ko donc il faut aussi ñu def des choix de société yoo xam ne c'est viable lii ñuy def nii c'est pas viable lii ñuy def nii c'est pas viable di propagande religieuse suba ngoon téye xale yi ci daara yi du ñu xam leneen c'est pas viable c'est pas viable à long terme du loolu mooy tabax réew liggéey nga koy tabax réew métier koy tabax réew xam-xama koy tabax jaamu yàlla baax na waaye mënta yem ci loolu ñu nekk bis bu ne téye sunu xale yi man dan ma daan karawaas waaye heureusement parce que sama sëriñ dafa kontaan ci man dama teel a jàng teel a ijj teel a firi teel a jàng xam-xam commencé di saxale donc lu ñu ma dóor bariwul mais société dafay évoluer dafa am yu ñu daan nangu yaa 5 ans nangootuñu ko tey mais vraiment loolu laa ci mën a wax d'accord rafet njort en tout cas amoon nañ mbégte loolu janoog yow moo bàyyi la nga tàggatoo ñu doon seetaan waaw di leen sant parce que gëj naa Seneweb lool bi ma fi ñëwee gis naa vraiment changement yi et kontaan ci Salam vraiment kontaan ci yéen tamit parce que yéen a ngi def liggéey ci wàllum démocratie parce que yéen a ngi organiser le débat démocratique le débat d'opinion te loolu dafa am solo lool dafa am solo ma di leen ci gërëm di ci gërëm toute l'équipe de Seneweb bi ñuy tàmbalee il y a quelques années wax dëgg yàlla ku laajoon Salam laaj ma njortuñu woon ne dinañ agsi fii waaw liggéey nañu ay guddi yoo xam ne dañu koy liggéey te ñu xalaat résultat ma seede ne Salam daf daan jël salaire u liggéeyam di ko def totalement ci liggéey bi loué ay serveur yoo xam ni bu fayee ko salaire am ci loolu lay dem daanaka ci loolu lay yem booba kenn xalaatul lii donc bu ñu ñëwee ba yegg si fii dañ ciy sant yàlla et puis vraiment félicité ci équipe bi yëpp waaye félicité ci Salam waaw jërëjëf Souleymane Jules Diop amoon nañ mbégte lool janoog yow sant baax a baax équipe technique bi nga xam te nii tamit ñoom ñoo réalisé jotaay bi tey dig leen daje ak beneen gan tolluwaay jaa ngeen jëf